alors Fatima tey da nga taxaw nag ci lu xew ci jamono muy décoration intérieure xale yi ciy yëngu bëri na mag yi ciy yëngu bëri na góor ak jigéen également seen lim takku na. waaw balaa ngay door damay daal di nuyu téléspectateur télévision Futur Média ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci yeneen plateforme yu mel ni que ci réseaux sociaux yi. comme ni nga ko waxee soxna Faty dafa nekk loo xam ni dafa xew ci jamono di tendance. muy décoration intérieure ndax boo gisee ñu naan faux plafond. peut-être da ngay dem ci kër dëkk fa. rek gis ko doo xam ana naka lañ ko defaree. mais moo am ay ndaw yu nekk ci biir réew mi xarañ lool. di ko defar kon nag ñu daal di dem xool découvrir lan mooy faux plafond ak nak lañ koy defaree. ñu daal di dellu si waat. élément bi Fatimata Touré daf ci ànd ak ku naan Amadou Ba ñu seetaan ko dellu si waat léegi. genre bant bu verte bi ngeen di gis la ñu dippee Béatrice jafe na lool ci jamono ji nga dugg ci kër de gisoo li ñu naan faux plafond nekk nag liggéey boo xam ne rek jafe na lool ay xale nag nekk biir Sénégal di ko def ñoom ñi lee nga xam ne nag dañoo rek tënku ci ab entreprise Sayer ak i ñañam nag tey jii dañu xamale rek ana lan mooy faux plafond waaye tamit liggéey bu mu laaj. nekk na benn affaire boo xam ne maanaam il faut nga maanaam nga nekk ni ko xarañ dëgg pour mën ko liggéey. li ñuy soxla yëpp maanaam mooy tige sévilleton pivot ak fourrure waaye loolu lépp maanaam xel moo koy liggéey. design bi suñ doomu bopp la lu ñuy ñëw. proposé la suñ boobu lu ñu ñëw proposé des fois ñu ñëw tracé la dessin la na la carrément ndax bëgg nga lii wala déet. mu bëri lool ay façon wante tamit niñ koy tegee ñi nga xam ne nag ñoom seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum faux plafond li ñu jàpp rek kay mooy. Béatrice moo ëpp mucc te deuxièmement moo gën a mën a téye chaleur xam nga comme doo daan jël yenn plafond yi ngay toog sa di am yenn chaleur kii instant bi maanaam moo ëpp lu muy seet daal maanaam mën nañu wax loolu te deuxièmement am na yoo xam ni anti-feu la am si yoo xam ni maanaam du jël immunité quoi mooy ñuy def si salle de bain yi ak si waañ tamit bu ñuy def si waañ bokkul ak bu ñuy def si salle de bain. waaye nag matière bi nga xam ni rek moo di Béatrice dañ koy rek daal ci importer loolu nag indi jafe-jafe bu bëri jëm ci wàllum li nga xam ni rek moo di seen liggéey. doo xoolee genre matière kii la plâtre la quoi non jot fii instant bi yombul instant bi yombul parce que nii may wax ak yow nii dafay manqué. bu weesoo nag teg Béatrice bi am na li nga xam ne rek moo di ci wàllum lumière ngir rek daa ci indi décoration bi nga wante ngir loolee mu am faw rek mu am fu muy jaar. buñ koy dañuy créer interrupteurs yi xam nga def suñu plan def suñu schéma. génne raccordement yi parce que bâtiment dafa am bilan de puissance doo ñëw rek tey jël benn bâtiment moom 16 ampères la wala 10 ampères la nga ñëw rek teg ko câblage bi bu fekkee faux plafond Béatrice yi 3x2,5 la ñuy soxla ak 0,75 3x1,5 bi moom mooy jóg seen interrupteurs yi yéeg ci lumière bi pour ñu raccorder cordon yeeg yooyu kii la ñuy soxla 0,75 bi. ñoom ñi de nag nga xam ne nag saa su nekk ñu ngi rek di def li nga xam ne moo di décoration yu kër tax sax di ko taaral lool ñoom nag nam rek daal ci rek songu li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi WhatsApp Facebook ak yeneen bu ko defee ñu gën a xamalee li nga xam ne moo di sénégalais yi ana lan mooy seen liggéey. muy noonu Fatima Touré ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci reportage bu am solo bi nga xam ne indi na ko ci wàllum xarala xam ngeen ne nag ni mu ko waxee jamono ji lii dafa nekk actualité lu xew ci jamono. ku nekk nag ak fànn bi nga yëngoo mais tey da nga wax taxaw seetlu ci faux plafond yi bii nag mooy Béatrice ci Tidiane xamoon nga Béatrice. xaw ma ko de. kay wax ni yëpp maa ngi koy door a découvrir. yaa mën a yem de mi ngi mel ni ay chinois ci yow. moo tax kay may laaj sax ndax yàññil na de visu njëg li sax est-ce que accessible na. bon bu ñu naan Béatrice d'abord il faut nga comprendre que ni bu njëkk ba dañ doon defar faux plafond am na yoo xam ne dañ ko naan staff lañ ko tuddee staff mooy bi nga xam ni dañuy mélange plâtre bi ak kii bi nga xam ni dañ koy def ci kaw plafond bi amoon na aspect bu peut-être bu joli. mais bi Béatrice bi dañ ko indi mais Béatrice bi dafa am leneen plus boo xam ne da koy andi parce que non seulement ci côté esthétique rafet na et tout mais Béatrice dafa doon lu nga xam ne peut-être que dafa am solo lool ci biir kër ndaxte dina am njëriñ yu bëri yoo xam ne peut-être que suñu xuusee dugg ci waxtaan bi dina am mais ce qui est sûr et certain mooy que ni boo bëggee def li nga xam ne moo di Béatrice faw rek sax poche xaw a diis tuuti ndaxte li mu làmbool ak li mu tënku ci biir ci wàllum bon cher na cherul
parce que boobu bu ñu la expliqué na la Béatrice tey jii nii day lépp loo xam ne humidité la boo ko defee si sa kër dootu ci amati lépp loo xam ne tey jii tàkk-tàkk am na façon Béatrice boo xam ne sa kër buy tàkk moom pendant 2 heures de temps Béatrice bi du tàkk. donc ce qui veut dire que ni même humidité boo ko kiiwee dem mooy yi nga xam ne day nekk ci toilette yeeg yooyu parfois même sa armoire da nga naan dafa am humidité da ngay gis jigéen ñi di ko wax mais bu nekkee sa biir nekk humidité boobu noonu dafa ñëw donc dafa comporter ay avantages yu bëri yoo xam ni ba pare nee nañ c'est long terme la. c'est-à-dire que fi nga xam ne dañ doon wax ni staff bi mooy beneen façon faux plafond bi day ñëw peut-être que parfois ñu ne day am yenn accident yi yeeg yooyu noonu Béatrice bu xasee ba fixé wu du dañ foofu lay nekk 100 ans 1000 ans boo demee fa nga koy fekkaat donc ce qui veut dire que ni coût bi mënul yomb effectivement mais nee nañ c'est accessible à tout le monde ku ko bëgg est-ce que matière bi am na Sénégal le problème nag c'est le fond du problème parce que xale yi bu fekkee que ni dañuy defar Béatrice mais amul Sénégal lépp loo xam ne tey jii nii dañ koy liggéey dañ koy importer mooy matière bi dafay war a ñëw fii donc ce qui veut dire que ni instant bi ak jamono Covid beeg yooyu noonu dafay doon lu nga xam ne day jafe si ñoom trop parce que booy xool nee nañ parfois dañu toog ay jours jël chantier jàmbur war ko liggéey mais du ñu am li nga xam ne moo di matière bi parfois ñu am ci xuloo sax ak borom kër mu foog ni moom moo lekk seen xaalis ñoom ñoo lekk seen xaalis wala dara alors que ni matière bi accessible fii moo tax sax ñoom la plupart boo gisee dañuy woote chaque jour ay wallu ne pour peut-être que machine yeeg yi nga xam ne peut-être que moom moo ko mën a def ba nga xam ne dina mën a ñëw mën a antu ñu mën ko am fii ci biir Sénégal ndax xarañteef bi am na fi xale yi ñu ngi fii am pas-pas bi am mën-mën bi mais parfois li ñuy liggéeyee jumtukaay yi peut-être que mooy manqué moo tax ñoom dañuy ñaan peut-être que ñu jàppale leen ci wàllu woowee. ni nga waxee am na sécurité en fait rafet na macha allah mais est-ce que sécurité baa ngi ci. bon sécurité moom bu ñu naan Béatrice dañu naan sécurité moom garantie parce que boo xoolee sax defar bi sooy xool ci image yi da ngay gis ni xale yi laser lañ koy defaree. duñ ko defaree du n'importe c'est-à-dire waaw laser dañoo xarañ ba nga xam ni laser bi mooy jël mensuration c'est-à-dire que mesure bi lépp dañ koy jël dañ koy calculer du loo xam ne rek dañuy ñëw rek def ko nii rek ci ay xalaat nii ñu def ko déedéet dañuy calculer. comme traditionnellement ni ñu daan waaw li ñu doon def nga xam ne dañuy ñëw mélange taf bi jël benn genre paille def ci bu ñu paree di taf tafee ba mu yegg bu njëkk ba dañuy gis ne faux plafond yooyu dañu naan nee na yàgg nañ jël ñuy liggéey ba pare ñu leen di woon naan sama faux plafond dafa daanu wala wadd na ci nit xam nga loolu aspect sécuritaire bi waaw mais Béatrice bi nag fii boo ko xasee ba teg loolu amu ci parce que matière bi ñu ko defaree moo baax ba nga xam ni du yàq mais tamit doonu li nga xam ne dafay indi danger ci nit ki mais bu dee comme ni ñuy wax staff bi mooy beneen bi nga xam ne dañ koy plâtre bu njëkk bi nga xam ne moo fi amoon tey jii nii peut-être que boo ko defee mën na la indil ay gàllankoor mais ak Béatrice moom dañu naan moom ñoom comme ni ñu ko waxee nee nañ voilà sécurité garantie en même temps lépp loo xam ne rek ñoom da ci war ñoom xale yi dañ koy def parce que du liggéey benn nit parce que am na électricien bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw parce que booy xool bu faux plafond pare nga gis ay lampes yu tàkk yu koy taaral mais même électricien bi nga xam ne moom mooy defar kii bi lampes yeeg yooyu noonu da ngay gis ni lépp c'est sur mesure volt par volt ñoom du ñu jël rek di liggéey nii comme par exemple nga ñëw nga ne 1 plus 1 égale 3 déedéet 1 plus 1 bu ñu ko koy ñu ne égale 2 ñoom loolu la ñuy def c'est-à-dire que ni ci juste bi milieu bi la ñuy liggéey mais pas ci ay tâtonnement déedéet lépp lu ñuy def rek dafa am fu ñu ko teg. très bien am na solo Fatima Touré ñu sant bu baax gërëm la ci li nga indi man j'aime bien décoration intérieure c'est vraiment métier la boo xam ne c'est passionnant surtout pour ceux qui pensent déjà leur reconversion c'est une porte quand même décoration effectivement rafet na de képp koo xam ne yaa ngi tabax sa biir kër tamit war nga ko foo war a mën a am surtout nag nga xam ne xale yi dañu fi nekk de aspect sécuritaire bi daf ci am solo taar bi rafet na tamit mais lépp loo xam ne da nga koy tabax muy décoration intérieure da nga ko war a def de telle sorte que ni peut-être que dina la am mais tamit xale yi nga xam ne ñoo ciy liggéey am ci xarañteef peut-être que bu njëkk ba Europe lañ doon gis ñu koy def yooyu noonu mais xale yi léegi dem nañ ko jàngee ko am xarañteef bi ba war ko mën a ñëw def ko fii ci Sénégal donc ñu jaajëfal Sénégal commencé na daal benn chambre rek nee nañ mën na commencer 350 000 benn chambre rek mën nañ ci def ba 1 million ci benn chambre donc ce qui veut dire que ni
donc foog bul mel ni sa poche fëkk ni pour Chérif Dia foog sa poche xaw a diis. quand tu veux béatriser entre guillemets toute la maison ça devient assez compliqué mais bon quand même Béatrice a un coût. Voilà a un coût mais c'est pas à la portée de tout le monde mais bon xaral la. Fatima gën nga fi de Chérif Dia nekkatul ci borom barke yi la bokk de. man néegu ñax laa day laqatu c'est le marabout c'est le marabout entre nous. Il y a les imposteurs comme dit Astou et le marabout. Je crois que tey moom Chérif Bay boo jox ko rek léegi sëriñ bi. non non musul nekk waaw Cheikh moom boo ko bëggee laal foofu ngay yëg moom day bañ. non tey moom damay contesté keroog dañ ma doon tendance fii nekkul sëriñ maa ko wax. jegewu ko sax jegewu ko. Chérif bëri nga contentieux musul nekk sëriñ. imposteur. muy noonu merci beaucoup Fatimata Touré moom la ñu àndaloon ci ni ñu koy defee saa su nekk talaata bu jot ci xarala may fàttali ne Lamine Samba noppi na fii ak ay secondes rek ñëw jàkkaarloo ak ñun ma fàttali leen itam suñu ñaareelu pàcc jàngat ngeen ko am ak Abdoulaye Cissé mu waxtaane ci emploi ak chômage au-delà des chiffres xam ngeen ne coow fi mu ne nii bari woon na lool ak Sénégal ak classement bi nga xam ne jox nañ ko ci pays dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ñu ñàkkum xëy loolu nag andi nañ ci ay weddi ak lu ne mel mais Abdoulaye Cissé dina ñëw au-delà des chiffres sunu gan itam ci info du matin Mbaye Faye lay wuyoo nekk directeur des statistiques économiques et la comptabilité et de la comptabilité nationale de l'ANSD prétexte bi nag xam ngeen ko yéen ñëpp tey ñaar fukki fan ci weeru octobre mooy bëccëg gi àddina jagleel lu jëm ci wàllum statistique laata ñuy dem RFM matin fekki Babacar Fall ak kanam dañuy dalal Lamine Samba dérouleel ko. kon ñëw na tey ñu ànd ci li ci yéen kaay. waa ji fu mu newoon